asalaamaaleykum ñi nuyu ñëpp di sant ñëpp di wax ci kàddu nitu dëgg bi nga xam ni tey si lañ doon débattre ci programme bi nga xam ni chaque semaine nit ñi dinañ am occasion 3 jours yoo xamante ni dinañ andi ay nit yu andi ay thèmes borom xam-xam yi débattre ci comme ça ku nekk génne sa xalaat ñu mën ci jëriñu tey thème bi mi ngi nekkoon ci ñaari point daanaka. muy tey moo nekkoon deuxième édition bi première édition bi déglu nañ ko rafetlu woon nañ ko suñu mbokk Cheikh Khadim Lo moo ko defoon la sànni tànc tey ñun lañ joxoon pour ñu présenter thème bi mu ngi ko tënkoon si ñaari point bu njëkk bi moo nekkoon abus de pouvoir bi nga xamante ni am na si dëkk bi beneen bi moo nekkoon complexé bi nga xamante ni tam mu ngi si dëkk bi te ñaari yooyu wax dëgg yàlla moom bokk na si li nga xamante ni tey moom moo tere Sénégal mu dem fi mu war a dem tey. ndax Sénégal dëkk la boo xamante ni lépp loo xamante ni matukaay la pour mën a réew mën a dem ci kanam Sénégal am na ko waaye la moo tax ba léegi Sénégal mënut a dem kon loolu si nit yi la nit yi nañ xoolaat seen bopp xoolaat seen comportement suñu defaroo rek yàlla boobaa dinañu mën a dimbale ndax yàlla dafa wax ni njiit bu nekk dëkk bu nekk rek niñ mel njiit bu mel noonu laa leen tànnal kon su yàlla defee ñu am ay njiit yoo xamante ni dañuy noggatu di abusé si ñun wax dëgg yàlla kon war nañ xalaat suñu bopp bon prise de conscience boobu ak prise en charge en soi boobu moo waraloon tey ñu dugg ci thème boobu suñu waxee abus de confiance dafa yaatu benn abus de confiance bu njëkk moom mooy bi nga xamante ni moo am si suñu njiit yi nga xam ni zaahira ñoom ñoo ñu jiite li nga xam ni ñun ñoo leen fal tey liñ nekk tey ñun ñoo leen ko def ndax bi ñu bëggee suñuy carte wàcc nañ si terrain bi ñëw na waxtaan nañ ak ñun lu ne def nañu ko pour tey ñun ñu jox leen suñu ay carte fal leen waaye da ngay seetlu gannaaw ba ngeen falee abus de pouvoir la ñuy def tey boo xoolee sax li gën a simple rek Sénégal maanaam lépp loo xamante ni tey droit la si Sénégalais yi tey ñu ngi leen koy xañ da ngay gis ñoo xam ne ñuy bëgg a grève ñu xañ leen ko ñu bëgg a marche manifester seen naqar ñu leen koy xañ loolu yëpp ay abus de pouvoir la déjà abus de pouvoir boobu nga xamante ni njiit yi ñu ngi koy def si kaw population bi déjà loolu benn mal la boo xamante ni nit ñu war nañ ci xoolaat jéem a xool saytu nan la ñuy def tey ba nit ñu jóge si loolu beneen abus de pouvoir bi tam da ngay gis ba si alkaati yi nga xamante ni ñoom ñoo war a yor suñu kaaraange da ngay dox si mbedd benn alkaati interpellé la di la laaj sa pièce d'identité boo moytu dina la gëdd boo riposté mu saaga la amaana sax mën na la si dóor te laaj pièce d'identité dafa simple te yomb pour bu abusé wu sa pouvoir rek mën nga ko laaj nit ki mu jox la ko d'une manière civilisée te kenn du brutaliser moromam loolu tam beneen cas la boo xamante ni gis nañ ko te débattre nañ ci suba ba léegi si mots yi nga xamante ni moo nekk si société bi da ngay gis abus de pouvoir tam ba day dem ba si animateur bi ak journaliste yi nga xamante ni tey yàlla dimbale na leen ñu nekk si média bi ñoom li ñu war a xam ëpp ñu mérite am na ñoo xamante ni tey si wàllu journalisme ñoo leen gën a jàng téeméeri junni yoon waaye yow xëy na lijjanti yi nga mun wala subordination yi nga mun tey yi nga mën a support rek kooku éthique ak déontologie bi nga xam ne dañ ko jàngal si métier permettre ko tey moom ñu def loolu yow nga nekk si place boo xam ne moom moo la ko gën a mérité boo sóoraalee ni kooku mi ngi lay déglu ku la ëpp xam-xam ku la gën a mën ni ngay def kon doo abusé si sa pouvoir boobu abus de pouvoir boobu da ngay gis tey journaliste yoo xamante ni règlement de compte da nga koy gis si biir média yi nga gis tey ku nekk si télé bii di xas waa télé bële di xas rajo bële loolu yëpp ay abus de pouvoir la parce que pouvoir bi lan la benn micro bu ñu la tegal nga siy wax ba si animateur yi da ngay gis ay abus de pouvoir artiste bi su ma neexee ma defal ko promotion fii su ma neexul ma dénigré ko yàq deram loolu yëpp ay abus de pouvoir te abus de pouvoir nit ku gëm yàlla moom du ko def abus de pouvoir bi sax gën na yaatu ba si chef religieux yi ñi nga xamante ni moom la ñuy woowee sëriñ nga xam ne ñu ngi si réew mi da ngay gis kaa xamante ni benn taalibe bu gis benn nit yaakaar ko si barke maamam wala barke baayam yaakaar ni kii war na mën a dimbalanteeg moom si yoonu yàlla ba defar ko ba mu defaru moom mun a defar keneen waaye da ngay gis ni lu ci ëpp boo demee ci ñoom ñuy woowee sëriñ la nga ko doon pour doo ko fa am te soo moytul esclave ngay mujjee nekk borom xam-xam dafa wax nag mu ne ak cëriñ ak buur dafa uute mu ne ak taalibe ak dak dafa uute kon nga dégg ni taalibe kenn waru ko war a def kenn waru ko def dak sëriñ tam kenn waru ko def buur ndax sëriñ moom mooy ki jege yàlla taalibe bi mooy ki soxla yàlla sëriñ bi mooy ki defaru taalibe bi mooy ki bëgg a defaru kon abus de pouvoir boobu da nga koy gis si société bi en général sànq am na si intervenant yi ku ko wax ne Sénégal pouvoir exécutif moo fi nekk pouvoir législatif pouvoir judiciaire mu ne waaye am na beneen quatrième pouvoir boo xamante ni mooy pouvoir religieux te loolu dëgg-dëgg lu am la pouvoir boobu daanaka boo xoolee sax décision yu bëri sax da ngay gis ni religieux yi dañu si impliqué wu mais impliqué bi ñu si impliqué wu ñoom la arrangé waaye arrangé wul baa peuple bi te da ngay xool par exemple bu ñu bëggeen def si
loi yi nga xamante ni ñu ngi ko doon jéem a jàllale da ngay gis nouveau droit yi sénégalais yi ñi nga xamante ni comprendre nañ dafa am nu ñu ko doon déggee mais da ngay gis njiit yi bi ñu buggee demal bi ñu demee ba sénégalais yi heurté leen xalif généraux yi lañ dem interpellé xalif généraux yi ñëw kenn xamul lan lañ leen tegal papier yi lan lañ leen fa bindal ñu ñëw nangu ko ne lii dara neew si kon nga gis ne ñooñu seen taxawaay dafa am solo benn kilifa daan na ko wax mu ne dëkk boo xamante ni juróomi nit suñu d'accord suñu àndee lu ñu wax ñëpp topp si mu ne dëkk boobu war am problème juróomi nit yooyu nag soo ko déggee moom mooy xalif généraux yi fi nekk bu ñu dajaloo lépp lu ñu wax sénégalais yëpp loolu lañ koy def kon loolu yëpp abus de pouvoir boobu nga xam ne ñu ngi am si société bi nit ñi nañ si moytu comme Montesquieu ni ñu ko waxoon le pouvoir rend fou mais le pouvoir absolu rend absolument fou kon nit ñi dëgg-dëgg pouvoir boobu da nga xam ni yàlla moo la jox pouvoir boobu te yàlla bi mu lay jox pouvoir boobu joxu la ko woon pour ngay noot doomu aadama mais daf la ko joxoon pour nga dimbalante ak ñoom da ngay gis suñuy jox exemple lu bëri tey intervenant yu bëri wax nañ ko muy Seydina Omar nga xam ni nekkoon na amirul muminin yore état yore lépp képp koo xamante ni tey jullit nga gestion état mën nga ko jàngee si moom mais simplicité ak modestie bi ko yàlla mayoon Seydina Omar benn waaye mos na ñëw benn bis am ku ko lu mu doon ku ko tooñoon mu ñëw si dëkk bi pour ut koo ko atte bi mu duggee dugg si dëkk bi laajte Seydina Omar ñu am na waajoo romb si taatu garab bi mu tëdd foofu di nelaw kooku mooy amirul muminin mu ne loolu nan la mën a nekkee waaye bi mu ñëwee foofu Seydina Omar loolu la ko wax ne man kenn laa rek si jaamu yàlla yi yàlla daf ma nattoo rek def ma jiit si biir jullit yi kon dëgg-dëgg abus de pouvoir su ko defoon kon tey du taxawee noonu nga gis ni dëgg-dëgg Sénégal foofu lañ toll soo xoolee ñun suñu njiit yi kenn moo si tudd Léopold kii Abdoulaye la tudd kii Abdoul la tudd kii ab Mouhamadul Macky mais seen doxalin ak seen doxalin tur yooyu dafa uute nga gis si ba si côté religieux yi da ngay gis ñoo xamante ni tey seen maam wala seen baay yi nga xamante ni ñoom la ñu wax ni ñoom la ñuy donn ñooñu ay nit la yoo xamante ni tey seen alal dañ ko doon jël di ko bokk ak ay miskin yi comme ni ko borom xam-xam bi waxee dafa wax mu ne lu ma am jox ko yàlla lu ma ñàkk laaj ko yàlla mais est-ce que degré boobu tey ñu ngi koy gis si la majorité su ma waxee ne damay wax ni parce que am na Sénégal am na ay sëriñ yoo xamante ni wax dëgg yàlla seen tànk ñu ngi koy teg fi ko mag ñi baax ñi tegoon di jubal di sellal ragal yàlla lépp lu ñu am di ko bokk ak nit waaye sëriñ yoo xamante ni dañuy abuser si seen barke maam di torturer man dama koy wax chaque fois su ma àndee ak sëriñ mu tux rab yamba jox ma ne mën nañ tux keroog laa koy bàyyi su ma ànd ak sëriñ heure julli jot mu nekk si ay caaxaan keroog laa koy bàyyi ndax sëriñ dafa war a mat sëriñ dafa war a pare bàyyi mu ne fii ak yaa ngi am na luñ la war a dolli rek mu ne nekkal ak taalibe moo gën ngay nekk sëriñ kon nga gis ni abus de pouvoir ku gëm yàlla du ko def man abus de pouvoir ak complexe dama koy tënk si ñaar boo gëmee yàlla doo am abus de pouvoir ndax boo am di nga gëm ni pouvoir bi yàlla moo la ko jox soo complexé c'est parce que gëmoo sa bopp ndax nit su gëmee boppam du complexe kon ñaar yooyu moom moo ko tënk nit yi dañ gëm yàlla gannaaw bu ñu yële gëmee yàlla ñu gëm seen bopp ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax yàlla daf koy wax ni gëmal sa bopp ba pare balaa keneen di la gëm kon da ngay gëm yàlla gannaaw boo gëm yàlla nga gëm sa bopp ndax yàlla daf ñu bind ñëpp ñun ñëpp ñu libre ñun ñëpp ñu indépendant kon yow bu la yàlla bindee nga jël buum tax ko sa baat jox ko nit mu lay diri dëgg-dëgg loolu yow war nga xoolaat sa bopp ndax entre un esclave et son un maître et son esclave fu mu amee rek am na ku ragal dee te dee benn yoon rek lay doon yàlla dafa wax nitu Firawna yi mu ne leen yéen ñëpp ay faasix ngeen ndax Firawna daf leen a noot ba pare noot boobu mu leen noot ngeen nangu ko kon bu kenn nangu ñu lay noot da ngay gis ba si complexe bi da ngay gis nit nekk si koñ nga am sa xarit mu tukki wala mu am situation léegi yow complexe d'infériorité daf lay jàpp ba yow da ngay rus sax ànd ak moom parce que yaakaar nga ni soo àndee ak moom nit yi dinañ ne yow da ngay subordonné waa ji nga wala da ngay ndigu gaa yooyu yëpp ay complexe la yoo xam dafa war a deñ si nit yi ñu gëm seen bopp gëm sa bopp da ngay gis ku nekk si koñ commencé liggéey am benn salaire boo xamante ni commencé fuuy beew yaakaar ni moom léegi niveau am dépassé na niveau ñu mu doon àndal loolu yëpp ay xeetu complexe la borom magum Saalum bi daf ko waxoon nag nit soo amee lu la jomb rek soppi doxalin kon nit lépp loo am su fekkee gëm nga sa bopp gëm nga ni yow yàlla mooy maye te yow yàlla di la may mérité nga ko kon dëgg-dëgg yooyu yëpp du nekk si yow kon dëgg-dëgg ñu ngi waat suñu bopp di owaat képp koo xamante ni ñu ngi bàyyi kàddu nitu dëgg bi si nit yi ñu gëm yàlla gëm seen bopp nekk ay nit yu vrai nekk ay nit yoo xamante ni ay référence la ñuy doon ndax nit yi jamono ji ñu bëri amatuñ ku leen defar waaye ku ci nekk rek da ngay jël en charge sa bopp defaru soo defaroo su boobaa soo mënee woo ñeneen ñi nañ la mën a dégg ndax borom xam-xam bi wax na ko mu ne jekkul ngay woo nit ñi si loo xam ne gisuñ la si ndax du def benn jeexital booy yedd nit si yoo xamante ni yow nekkoo si mën a def benn jeexital yii yëpp nag nga gis ay faiblesse la yoo xamante ni tey mën nañu wax ni bokk na si li nga xam ne moo tere suñu réew avance benn borom xam-xam égyptien dafa wax mu ne ñett yi suñ ko joxee ñett yi si réew boobu du avancé mu ne buñ jëlee alal ji jox ko sàcc yi jël xalima bi jox ko naafeq yi jël gannaay jox ko dof yi
mu ne dëkk boobu du avancé te ñun si Sénégal boobu lañ toll gànnaay yi jox nañ ko dof mooy tax alkaati yeeg ñii di abuser si seen pouvoir alal ji jox nañ ko sàcc yi dégg nañ fi kaay ñu fi dégg yëpp ñuy wax ay milliards ñoo yore woon suñuy réew bindukaay bi jox nañ ko naafeq yi moo tax éthique ak déontologie suñ bokk journaliste professionnel yëpp ñu ngi koy jooy amatul si journaliste da ngay gis kuy présenté journal sax di tudd ay directeur télé bi wala directeur rajo bi yooyu ay yow da nga jàng li ngay jàng moom fayalu la da yaa fayal sa bopp débrouiller dafa am benn talent bu mu gis si yow talent boobu mu gis si yow moo tax mu fay la xaalisam xaalis boobu mu lay fay temps boobu nga koy jox da nga ko teg si professionnalisme ak jub ak ragal yàlla ak gëm sa bopp su weesoo loolu moom mu nekk benn simple citoyen si àdduna yow nga nekk simple citoyen si àdduna kon kàddu nitu dëgg bi loolu la nit yi nañ delluwaat si yàlla gëm seen bopp su ko defee duñ abuser si pouvoir te duñ nekk complexé kàddu nitu dëgg bi tey si sujet yooyu yëpp débattre nañ si wax dëgg yàlla débat bi ubbeeku na intervenant yi intervenir nañ def nañ ay intervention yoo xamante ni kawe na sax suñ jot wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla sax ñu yàlla boolee sax ñu boole ñu si jox ñu thème tey ñu mun ko développé ba lii yëpp am si ñuy wax ni noonu lay demee chaque lundi mercredi ak vendredi dinañ joxe ay thèmes borom xam-xam yi dugg si wax ci seen xalaat lépp pour jéem a am massification sénégalais yëpp ñu nekk ay nitu dëgg kàddu nitu dëgg bi loolu la woon ke leen ko doon jotati mooy seen mbokku Cheikh Fall kon ñu ngi leen di jox rendez-vous beneen yoon incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah